di contentement bi nga xam ne tey la suñu tëjtalu formation yi nga teew di nuyu nag Adja Marème Kayre mi nga xam ne nag lépp moom la ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal gudd fan ak wér may ko kàttan ak wér ak staff bi mu àndal yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu nag Jatu Cissé mi nga xam ne tey mooy suñu formatrice du tey rek lañu mus a formé ñaari fan yi am nañ ci xam-xam bu bees boo xam ne xamuñu ko woon te def na di ko oyof ku simple ku laa biir koo xam ne tey wax nañu ñun nan la ñuy traité information ci élection yi di ñëw wax nañu tam balaa campagne bi ñëw nan lañ koy waajalee ak bu campagne bi ñëwee lan mooy suñu rôle ak jour vote yi nan lañu war a def ak après campagne bi tamit nga xam ne foofu day am tension war na tam ñun ñi nga xam ne ñooy femme reporter yi war nañoo dem ci rajo bi di jàllale message yoo xam ne jàmm rek lay indi loolu it jàngale na ko te nee na tamit journaliste bi rôle mooy dafa war a neutre boo demee ba nga xam ne yow journaliste bi dangaa bokk ci campagne bi war ngaa simmi sa bubbu journaliste ba campagne bi jeex nga solaat sa journaliste loolu tamit jàngale na ko fi te tamit nee na journaliste tamit boo demee ba jour élection yi waroo sol benn mbubb boo xam ne day niroo kenn ci ñi nga xam ne ñooy candidat yi ndax loolu mën na laa indil problème kon nag ñun tey kontaan nañ bu baax a baax ci formation bi jëlee nañ fi lu bees loo xam ne xamuñu ko woon di ko ñaanal moom tamit gudd fan ak wér mu yokk ba yëg ko lim def ci ñun ñu ngi ciy kontaan bu baax di ko ñaanal di jaajëfal ñëpp di ñaanal sous-préfet ak Youssou mi fi tooga ñoom Yacine ak ñëpp ak femme reporter yëpp maa ci gën a tuuti nag ñu jox ma nag tey ma wax kon maay wax pour femme reporter yëpp di sant Baye Jibi bu baax a baax ak tonton Youssou ak ñëpp ak waa rajo Gindi ñu ngi leen di sant amuñu seen fay yàlla mi am seen fay yàlla na leen yàlla fay waaw di nuyu ñëpp ak Aysatu mi nga xam ne moo fi nekk léegi ñu ngi koy nuyu bu baax jërë ngeen jëf kontaan nañ ci yéen yaakaar naa jëlee ngeen ci xam-xam boo xam ne ci demee di ngeen ko jëfee comme ni nga xam ne ñoo ma koy jox kàddu baal ma sous-préfet baat bi dafa xaw a dee. dëgg la. xam naa ne nit ku yëwén nga parce que nit ku yëwén daal mooy am appréciation positive ci ku mu xamul rek jox ko ba mu jeex te xamoo ko maa ngi la si gërëm di la ñaan yàlla delloo la yëwén boobu si yow ak sa njaboot. formation bi ñii moom c'est vrai léeg-léeg damay xaw xat mais dama yàgg ak ñoom dama gëm tamit rajo communautaire mooy rajo askan bi nekk Dakar di wax baax na mais jàppale tamit ñiy servir askan bi baax na moo tax léeg-léeg day xat-xat mais dañuy mujj rek ma ñëw am na yuñ fi weccoo parce que ñoom it am na luñ fi indi ndax nit lu muy liggéey rek am lu mu ci mën dajale nañu seen xalaat seen expérience ak sama xalaat ak sama expérience ak métier bi ni mu tudd pour mun a teg formation bi biral nañ leen bu baax que élection dafa nekk période bu sensible xamal leen ne rajo boo ci génnee baat mënatoo ko dogale balu fetal la ba nga koy génne rek dem na amul fenn foo ko mën a freiné jàpp ko donc rajo dafa nekk loo xam ne dafa sensible fàttali leen tamit ne ñun élection bi dafa am lu ñu ci cërale ñu war a jël loolu ba mu mat war a bañ a laal nag tamit cëru keneen du ñun ñooy proclamer résultat du ñun ñoo wax ko gañe du ñu wax suñu yaakaar du ñu wax suñu mébét bëgg-bëggu askan bi nopp askan bi ak bëtu askan bi loolu moo ñu tax a jóg donc liggéey bi nañ ko def nag teg ko ci akkulaayu taala donte sama candidat la sax yow séqoog moom rapport boobu rapport journaliste nga séq ak moom day laaj nga taxaw ci digg bi nga dànd ñépp nga jox liggéey bi ak xam nga teg ko ci exactitude nga moytu tamit manipulation moytu ñi lay woo si poñ di la déy rek nga ñëw wax ko ci rajo bi dangay wax lu précis lu leer
lu exact loo gis journaliste bi ñëw rek ne dama dégg si wewu bëy commencé wax loolu tamit mun na taal dëkk waaye loolu ma leen doon wax yëpp kontaan naa parce que gis naa ne ñoom xëy na mënuñu ko woon systématiser mais d'accord nañ si partagé nañ ko gis nañ ko donc yaakaar naa ne daal si sa zone bii moom boo si amee problème bu couverture médiatique rek woo ma am naa numéro téléphone yi dinaa leen ne lu loolu la ñu d'accordoon parce que am na ci lu ñu d'accord maa ngi leen di jërëjëf bu baax yéen ñëpp tamit sama collègue yi léegi sama ay conseillers yi. ci li ngeen nekk da ngeen ñuy dimbale ci waar wi nga xam ne ñun ñoo ngi ci guddi yi ñu toll xam ngeen ne mbiru élection koo ci yee sa xaaji guddi dafa yaakaar na ne ci ñun loolu nga koy wax bu ngeen ñëwee ci jàppale ARLS am xalaatu dajale ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu tasu xabaar ci gox yi gën a sori te askan bi di leen gën a déglu soxna si wax na ko léegi yaakaar naa da ngeen ñuy dimbale ci liggéey boobu nga xam ne ni état sas nañu ko te ñu war koo def ci teeyu bakkan ci bokk yemale ñépp li tax sànq ma ne leen am ngeen chance mooy jëmm ji dama xam kan la jombul ñun xamantewuñu noonu mais nit à travers média maanaam ci li ngeen di liggéey nit dana ci gis nit ba naw ko xam ne kii ay la yëwét royukaay la ci liggéeyam nga am cofeel ci moom du la defal dara mais da nga koy gis ci ngëm-ngëmam ci ni mu fonke liggéeyam ci waxam ci jëfam mu leer la ne kii ci métier bi mu ne royukaay la ci te yaakaar la ci mooy soxna Diatou Cissé depuis RTS kenn yabu ko ci milieu bi nga xam ne nii ci la nekk loolu xam nañ ko suñu expérience ci àdduna ci dans la vie pratique ci administration won nañu ne moom mooy kan moo tax ma biral leen ne am ngeen chance kon bu fekkee kooku ngeen jàkkaar lool mu war leen xamal walla won leen yoonu seen taxawaay ci wàllu élection lan la ay la yéwén yaakaar naa ku fi génn di nga am taxawaay boo xam ne ni kenn du la sikk te taxawaay boobu day tax yéen ci seen bopp seen rajo gën a doon rajo boo xam ne nii nit ñi dinañ ko gën a naw parce que du prudence maanaam du loo xam ne nii sax rafet njort la pour que yow nga am péete mais ki nga xam ne nii ñëpp a ngi lay déglu dafa am taxawaay boo xam ne nii war nga koo mën a am moo tax bés boo demee ba jël micro bi war koo mën a tàllal kenn amal ci sa ginnaaw xel ne kii ak keneen laa bokk yemale te bu ma koy def it su ma amee sañ-sañu tàllal ko kii dinaa xool feneen foo xam ne nii koo xam ne nii moom day jëflante ak moom ma man koo mën a tàllal micro bi pour nga mën leen a yemale teraayu ndey ji seex ak taxawaay boobu ngeen war a am tax na lu jafe la mais li muy jafe-jafe yépp foo far foo nekk da nga koy denc ci sa biir xol nga war koo ñàkk a génne ci li nga xam ne nii mooy sa liggéey parce que kat sutura la yàlla def na yéen ngeen jël option boobu taxaw ci gox-goxaan yi teewal rajo yooyu kon comme nangu ngeen nangu boobu ngeen nangu mooy war a tax yéen ci seen bopp ngeen bokk yemale ñépp bu ñu ñëwee ci suñu gox yi candidat yi bari nañ man bu ma jëlee sama arrondissement rek boo demee Ndiéyène Sirakh am nga fa fukki candidat nga ñëw ci dëkk bii ñeenti candidat ngi nga dem Thiénaba juróom-ñeent nga fa nga dem Touba Toul juróom-ñett nga fa kon ku ci ne fa nga ne ak fa ngay liggéey am na taxawaay boo xam ne ni war nga ko mën a am ba kenn ci ñoom
du yaakaar ne rajo bi kat ñii la fi nekk. su ma ñëwee joxee exemple sëñ bi jóge Thiénaba maa ngi gis leader politique yi nga xam ne nii ñoom ñooy dem en compétition mu ngi ciy recevoir ku ci ne defe naa émission bi nu mu tudd 24 heures 45 minutes chrono noonu la ko tudde maa ngi gis nag mu toppalante candidat yi maa ngi koy xaar ca cappaandaw ga kon taxawaay boobu dafa war a dem ba mu àgg kon day wane ne ñépp la bokk yemale yéen it kazaalika fu ci waay ne bés boo demee daal bay jël engagement ne maa ngi demal wala maa ngi tàllal micro wala maa ngi jëf benn acte boo xam ne nii ci wàllu élection la xalaatal ne war nga ko mën a bokk defal ñëpp wala ñu ci ëpp pour ñu bañ laa dëkkal fenn loola da di loo xam ne nii taxawaay la bu ngeen war a am ci fii nga xam ne moom la ñuy jëm ci élection yi la ca tegu aussi mooy population yi aussi sensibilisation bi ngeen war a am ci ñoom defoon ngeen ay jéego pour jàppale état jàppale administration ci mbind mi inscription yi sénégalais nag mën na bind waaye problème am yépp li ci ëpp ci xale yi ak électeurs yi ak citoyens yi mooy dem jëli sa carte retirer carte yi te carte yi amaluñu benn njëriñ lu dul di ñu bëreel ay bagages taxawaay bi ñuy am pour mun a def inscription bi war nañu mun a am taxawaay boobu pour na mun a jëli loola aussi taxawaayu rajo communautaire yi la taxawaayu femme reporter yi la fu fépp fuñ ci ne ñu war a mun a sensibiliser nit ñi pour ñu dem jëli carte yooyu dafa développé ngeen ko bu baax ci thème boobu lu am solo la ci te aussi ñu war a bokk dem aussi ci li ngeen di laajee askan wi ku ci ne xam ngeen fa mu taxaw am ngeen culture am expérience adversité yi nekk ci neggante candidat yi war ngeen a mën a am taxawaay boo xam ne nii yéen ci seen bopp candidat bu ngeen jàkkaarloo bu nekkoon koo xam ne il est sur la défensive sax ngeen peeral ko comme bal mu xam ne lii compétition la te kii gagné yàlla noppi na dañuy mottali rek ci seen orientation ci seen ligne de questionnement bu noonu presse écrite ñu ne ligne éditoriale war nañoo mën a jàng wala na gis orientation boobu pour que nit ñi xam ne yéen seen rôle seen taxawaay mooy ni ngeen di def ba décrisper atmosphère bi parce que kat su fekkee toll nañu ci guddi yoo xam ne nii kilifa diine yi daje nañu pour defi jéego ba xool nan la ñuy def ba mën a jël politiciens yi xamal leen ne lii élection dong la nañ fexe jàmm am ci réew mi yéen loolu aussi da ngeen ko war a mun a porter liggéey ci fànn woowu ba ñoom ñu am xel am yàqin ne wax dëgg yàlla ñun dañuy mottali dong mais kii falu moom falu na yéen nit ñi ci fitna te ay la yowoon nit ñi ay mbokk lañu ñoom li ñuy xeex am na loo xam ne tey bu xewee ñoom ñooy daje biir Ngoundiane wala ñu daje biir Toubatoul wala ñu daje biir Ndiéyène Sirakh kon loolu lu jar a sóoraale la ko seen orientation bi war na mun a àgg foofu ba ngeen sensibiliser leen ci waxtu ci fànn woowu ci seen communication seeni programme dina ci bari loo xam ne nii day pousse askan wi ci déggoo ci jàmm ba ñu àgg ca cappaandaw ga ñu xam ne Sénégal li mu rawee ay dëkk yu bari mooy mbir mi mun na jaxasoo trop mais bu ci demee ba ca cappaandaw ga ñi nga xam ne nii ñoom la ñu gañe ñooy woo ñi ki gañe félicité leen te loola da ngeen ci am taxawaay bu am solo kon ñun ñii autorité am nañu wax dëgg yàlla cawarte bu baax xam ne ñii ma jàkkaarlool nii ak kii nga xam ne nii moo leen doon formé ci wàllu woowu dañoo ñëw pour dimbali ñu kon yoon la ñu war a ñëw fii bokk ak yéen waxtaan bi gën a rafetlu ARS décision bii mu jël pour mën a dajale ñu mel ni yéen te
du ma ne guléet parce que chaque fois moom ci boppam barki démb rek lañ ma mujjee woo bu ñu commencé affaire distribution yi ñun am nañ taxawaay boo xam ne di war nañ ko mën a am mooy lan mooy def caravane de sensibilisation kon ñoom ñu ngi ci bu ñu xalaatee lu mel ni aussi dafa méngoo ak li nga xam ne ni mooy seen doxalin ci jàmm ci dal pour yee ñi nga xam ne ni mooy cible am surtout les femmes leaders ñu war a mën a liggéey ci fànn woowu lii daal waroon naa bokk ak yéen waxtaan ci lii te di ko rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax sensibilisation impartialité exactitude de l'information renseignement bi li nga war a wax da nga ko war a teg fu wér dégg naa wala foog naa warta mun a tax nga jël sa micro di wax loo ci wax rek daf dañ ko war a ne agonga daal lañ ci war a teg nga wékk ko fu wér lu am solo loolooy tax aussi seeni rajo aussi gën a am taxawaay ci biir gox bi parce que kat am na position boo xam ne bu ngeen ko amee ëllëg yéen a ngi gasal seen kàmb loo xam ne ni ëllëg bu xewee ñooñoo mun na am ñu galgal leen wala ñu indi leen ay jafe-jafe kon neutralité rek yéen ak ñun ñii ñun ñoo war a bokk équipe sifflet bi ñun ñëpp ñoo ko war a téye te boo ne arbitre nag ne neutralité bokk yemale ñëpp kon ci taxawaay boobu lañ leen di woo am na ci jamono métti na méttiwaay boo xam ne nii soxna Jatu xam na bu baax li may wax ci wàllu journalisme alimentaire bari na ci ñoo xam ne nii ab nga newuma fi woon bari na ci ñoo xam ne nii situation bi day demee noo xam ne tey enveloppe bu doon ñun la ko di defal ma lii defal ma lii waaye nag boo doonee yow continuer pour être soi et demeurer soi par rapport à sa ligne éditoriale vraiment war nga mun a du mooyu loolu ngir sa liggéey ak askan wi nga xam ne aussi ñoom nga nekkal muy lu am solo loo xam ne nii wax dëgg yàlla war ngeen ko mun a jëfe damay dajale rek xam naa ne ki ngeen jàkkaar looloon fu ne laal na fa fu ne foo xam ne sax man xaajuma koo xalaat àgg ngeen ko foofu ak moom waaye baax na ñu fàttaliku wante waat rek li nga xam ne nii mooy taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a am muy ñun muy yéen bureau ba boo àggee cene ba bés bu yàlla sàkk politicien dugg génn bés bu yàlla sàkk benn leader dugg bés bu yàlla sàkk benn maire dugg waaye bu duggee génn taxawaay bañ ca am moom la ñuy am ka nekk opposition ak ka nekk pouvoir kay yootu pour am ak ka nga xam ne ni amagul ñoom ñëpp la ñu bokk yemale bu amee information boo xam ne nii moom la ñu war a jël dañ koy jox kuñ ko joxee benn candidat dañ ko jox ña ca des yëpp kon taxawaay boobu yéen la war waaye ñu nit ak yéen wax ngeen ci wàllu résultat yi aussi balaa ngeen di wax waxu résultat aussi vérifier leen ko bu baax a baax a baax a baax ba am ci accordu ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf am ci SEDA am ci accordu autorité administrative ngeen soog koo mën a jàllale de ce fait di ngeen am couverture bi ci war sinon rek yéen it kese lay doon te loolu yéen lay engagé te wax ji nag jëfe ko te amoo ci benn firnde wala amoo quitus wala autorisation def ko loolu moom da ngay weer sa bopp te jamono neexul lépp jéego booy def rek def ko te boo tëddee nga mën a nelaw di remercier waat bu baax a baax nag ki nga xam ne ni moo nekkoon formatrice bi di ko man sax xam naa ne ci lépp lu ma wax ci moom xam naa ne mérite bu ko ëpp moo ne ci moom waaye mbégte laa am bi ma ko gisee mu ñëw fii ñëw ci samay administré wax dëgg yàlla di leen dolli xam-xam di leen yokk ci liggéey bi nga xam ne ni moom la ñuy def kon loolu chance la madame nous vous remercions aussi infiniment de votre posture nous savons et connaissons qui est Diatou Cissé depuis belle lurette votre engagement votre sérieux dans votre travail vos convictions font que quand même vous avez été toujours vous-même de Sud FM jusqu'ici on vous a suivi mais quand même on sait que l'État peut compter sur vous
par rapport à vos principes, à votre rigueur, à votre sérieux dans le travail. xam naa ne ba ngay jàng journalisme moom doonoo fa ndàdd. tu faisais partie de la crème et tes positions bii nga am ak bii nga yore jusqu'à présent moo tax nga sañ a wax ak n'importe quel journaliste dans ce pays. Soyez honorés. Au nom quand même de l'État, par rapport à cette posture, nous vous remercions infiniment d'avoir pensé à ces administrés pour essayer d'ouvrir leur esprit par rapport à la ligne de conduite qu'ils doivent avoir face à ces échéances combien importantes pour notre État. Nous vous remercions.